Asalaamaaleykum waa Thiès particulièrement waa commune nord gi nga xam ni ci laa dëkk di ci beral nuyoo nag waa Ngent gi nga xam ni fi laa dëkk muy mooy sama centre de vote muy bu Issa Deme maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq te di baalu ñëpp àq di ñaan lii ñu dëtmal muy élection yi yan nañu ci yàlla may ndam gu raw suñu jort comme ni mu ñu ko doon maye. di beral nuyoo ñëpp nag tous les responsables maa ngi leen di nuyu particulièrement waa centre de vote bu Issa Deme ñi nga xam ni ñun ñoo ko mës a seq di ci liggéey. ñuy dellu rek di ñaax population Ngent ndax tey lii boo gisee mu am mooy élection yi ñu dëdmal le 23 janvier. yàlla def na nag élection ñun kenn duñu ko jàngal ndax le centre de vote Issa Deme doon na centre bi nga xam ni yàlla def na ni ñun depuis 2007 ba tey ñun diñ ko doon gagné. yàlla def na tamit coalition bii ñu àndalaat am naa yaakaar ngañaay li dina gën a yomb man fi may gën a insister rek mooy ci sama mbokki jigéen ñi ndax xam nga élection moom voté ci teel dafa baax surtout maa li nga xam ni ñun jigéen ñi da ngay yee war a dem marché duñu leen di ñaan buñu leen suba la élection yi ne ñëpp xëy dem marché. bu ko defee boo teelee taal di nga teel a mën a ñëw voté mën a dellu sa kër ndax 18h fu mu jotee day fekk ñu tëj bureau de vote yi te su boobaa ku voté wul aussi dafay xaw a day yàq day sooxeloo suñu liggéey. à chaque fois nag chaque élection loolu dinañu dal jigéen ñi dañuy toog ba à la dernière minute ñuy bëgg a tëj buntu bi ñuy daw di ñëw naan dama doon taal reer duñu leen di ñaan bi yoon moom ngeen teel a génn teel a def li ngeen di def teel a voté mën a dellu kër ga. mën a toppatoo njaboot jeeg àllaaji yi le centre de vote Issa Deme nag yàlla def na ni muy centre bu ñu miin centre bu ñu xam lool nag maîtriser tamit ci kàttanu yàlla élection yi ni ñu ko doon gérer. kon bu fekkonte ni ñun rek ñun ñoo doon dem waa réew mi tey ñu ànd ak le mouvement présidentiel bi kon dina gën a yomb ci ñun liggéey bi dina yomb trop parce que responsable yu APR ak yu réew mi ñu ngi boole seen doole ba nga xam ni macha allah liggéey bi dafa gën a yomb. xam naa ni élection yii ñun de bu njëkk moom score bu yaatu lañ doon gañ te ñoo doon topp suñu ginnaaw am naa yaakaar ne bu ñu delloo tey ñu boole suñuy doole war nañoo mën a am 100% ndax lu ñu naan ki nga xam ne dafa tàmm mool kenn du ko jàngal ni ñuy duggee géej fi mu nekk nii ñeen lépp li nga xam ne war na ci élection yi préparé nañ ko préparé nañu ni nit ñuy demee ci jour élection yi. préparé nañu ni ñuy génnee nit ñi ci biir ci élection yi pour ñu dem voté ji booy xool équipe bi nga xam ne rek tey war nga mën a taxaw ci di gérer élection installé nañ la muy ñi nga xam ne ñoo yore organisation ñi nga xam ne ñooy jëli nit ñi ak ñi nga xam ne ñoo yore restauration bi ak ñi nga xam ne sax ñoom ñun mën nañ ne avant 14h ñun mën nañu xam suñuy résultat parce que suñu base yi responsable de base yi ku nekk xam nga lu ne sa ginnaaw te avant 14h ñun di nga xam ku nekk ñaata nga yóbbu mu voté ji déjà loolu rek yow di nga xam di nga mën a maîtriser sa centre de vote te loolu laay ñaax nag tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar ni ñu maîtriser base yi ànd ak dal nag surtout ma élection locale. élection locale day élection bi nga xam ne comme match nawetaan la ndax da ngay nekk fii ñu investir lu ñu investir keneen ci sa wet te li ma leen di wax toujours. jarul violence ndax yow violence bu si amee bu passé 18h rek gàccee ciy mujj ndax du ñoo dëkk te sénégalais dafa aada woo li nga xam ne tey bu ñu yuuxoo kër kii rek nga dem seeti ko bu dee da ngeen bokk benn koñ tey ngeen defante fa jëf ji ñaaw ëllëg bu 18h jotee di nga dem ak sa gàcce dara jaru ko fi ñun de centre de vote Issa Deme je touche du bois yàlla def na ñu loolu musuñu koo am moo tax bi ñu àndaat ak Benno Bokk Yaakaar duñ ciy féex ndax toujours du ñu doon rafetal ànd gi ba nga xam ni tey bi ñu àndee dafa neex lool ndax dal quartier yi xat na waaye xol yi ñoo gën a xat mais bu ñu yaatalee xol yi rek da lépp dina rafet te am naa yaakaar le 23 à 18h ñun suñu ndam incha allah ci kàttanu yàlla du ñu naan pourcentage bi ñaata lay doon mais xalaatuñu leneen moom parce que ñun xamuñu defet daal victoire lañ xam ku xam victoire nag doo ma sa xalaat defe ci kàttanu yàlla ñun toujours mën nañu tous les responsables ñoom macha allah ay jàmbaar lañu boo gisee fiche yi ma yor ay responsable ko indi dem xool nemmeeku seen i base xam la xew ca base ya ñëw wax ñu ko
ñun fu ñu am benn tolof rek responsable yi pay jóg dem assurer foofu dellu si waat kon ñun duñuy dalal xelu responsable yi ci kaw le président Macky Sall le président Idrissa Seck le centre de vote Issa Dème nekkul en danger parce que ñi ko doon gagné ci temps wu réew mi ñoo fi ne ba tey kon Benno Bokk Yaakaar bi doon jël deuxième su dellu see kon foofu moom amul luñ fay ragal. asalaamualeykum man la Masserigne Sarr di secrétaire administratif groupe Benno Bokk Yaakaar bu Ngent di en même temps aussi mandataire du bureau de vote Serigne Issa Dème des 10 bureaux de vote de Serigne Issa Dème. Je suis le mandataire des 10 bureaux de vote de Serigne Issa Dème. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Ngent di ziar madame le maire mi wax léegi di ko gërëm parce que ñun buñ duggee ci politique moom moo ñu dugal politique moo ñu xamal politique moo ñu ci teete kon li mu wax léegi am na solo léegi du ma ci dellusiwaat mais dama bëgg a insister surtout ci jour vote bi nit ñi xam ne élection bi 3 votes la 3 votes lay doon soo duggee ci bureau de vote bi ba présenter sa carte électeur li ngay njëkk a def mooy da ngay jël bulletin yi soo jëlee bulletin yi bulletin baa ngi nii mu ngi leen koy wan bulletin marron beige bi la am bopp fas bi boo jëlee nga teg ko ci kaw dugg ci isoloir bi boo duggee ci isoloir bi nga jël bulletin bii ma leen wax lem ko dugal ko ci enveloppe bi soo génnee ñëw voter pour la mairie de Thiès Nord dirigée par Lamine Diallo moo dirigé suñu liste di le maire sortant soo voté ba génn soo ñëwaatee da ngay defaat ni nga defoon nga jëlaat bulletin yëpp jiital ci bulletin bii ma leen wax di bulletin marron beige bi am bopp fas bi nga demaat duggaat ci isoloir bi nga lemaat ko def ko ci enveloppe bi génn soo génnee ñëw bi ngay voté noonu mooy pour la grande mairie de Thiès dirigée par Yankhoba Diattara soo voté boobu def ko ci isoloir bi ba pare nga jëlaat encore bulletin yi delluwaat ci isoloir bi bulletin marron beige bi nga jëlaat ko defaat ko ci enveloppe bi ñëwaat voté pour le conseil départemental dirigé par monsieur Siré Dia soo defee sa ñetti vote yi ba pare nag ngay doog a xam ne sa vote nag mën na donc bulletin élection bi dafa wuute yenn élection yi yooyu la passé xam da nga daan voté benn yoon rek dem si yoon bii il faudra voter 3 fois na ko ñëpp xam moo tax nag li madame le maire doon wax léegi dafa am solo nit ñi dañoo war a teel a génn mën a voter parce que comme ku nekk day voter 3 fois kon vote yi mën naa am du gaaw nam daan gaawee bu njëkk na nit ñi teel a génn surtout suñu mbokk jigéen ñi xam ne ñoom dañoo taamu toog ba ay 5 heures bëgg a waaxu dem vote bi 18 heures lay arrêté 6 heures pile dañuy tëj kon da ngay teel a ñëw balaay midi sax fekk vote ngeen loolu moom ñu ngi leen ci ñaax bu baax di ci ñaax suñu bopp aussi vraiment bëgg nañ élection yi comme niñ ko daan defee gañe ko gañe bu yaatu parce que ñun bañ daan dem ñun waa réew mi rek dañ daan gañe bu yaatu APR daan jël 2e topp suñu ginnaaw te ren nag yàlla def na ñun ñaar ñoo ànd kon premier ak 2e suñu àndee moom defe naa ne ñi si des waruñu leen a séen ngañaay bi daa war a yaatu na ñëpp mobiliser wu ñu am plus de 90% ci suñu centre de vote loolu la ñu bëgg te xam nañ ne mun na nekk mobilisation rek la laaj te xam naa nit ñi farlu nañ te farlu bu vraiment bu ñu ko continuer ba le 23 janvier incha allah ndam loolu dinañ ko am ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. salaamaaleykum maa ngi tudd Mame Fili Sarr di responsable jeune centre Issa Dème bu Ngent di nag nuyu waa Ngent yëpp d'abord nag di leen féliciter récemment ci suñu manifestation bii ñu defoon wax dëgg yàlla di leen ci jaajëfal di am contentement bu rëy parce que loolu dafay firndeel ni encore ni population bu Ngent ñoo ngi ci ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar moom la ñu àndal moom la ñu wóolu di wax nag ci élection locale yi ñu jëm mooy le 23 war a tombé dimanche bii di ñëw incha allah mu nekk élection bi nga xamante ni ñun ndaw ñi dañ ci am benn maanaam tey wàll bu rëy bu ñu ci jagleel parce que yàlla dafa def ni ki fi nekk
mooy le maire Lamine Diallo nekk tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar dirigé mairie bi pendant 7 ans kon loolu lu ñu ciy dégg mooy dafa am bilan bi mu war a mën a présenter pour askan bi war ko mën a joxaat te ku ne bilan tamit wax dëgg yàlla war nga mën a dem auprès des populations ne leen kat juróom-ñaari at yi ngeen ma dénkoon lii ak lii laa fi liggéey kon loolu dañ ko assigné ndaw ñi kat ñu ne dem leen dugg ci biir kër yi ngeen waxtaan ak population yi wan leen ni kat suñu candidat lii la fi jot a def yàlla def na nag fan yi yëpp ndaw ñi takk seen i ndigg dugg ci biir kër yi di waxtaan ak suñu yaay yeeg suñu papa yeeg suñu frères yi suñu sœurs yi ñëpp wax dëgg yàlla mu nekk liggéey bi nga xamante ni liggéey bu am solo la ndax parce que permettre na maanaam tey ñu xam ñun fi ñu jëm te wax dëgg yàlla xel mën na cee dal sànq ci kàddu yi jib dañu ne élection yi di ñëw wax dëgg yàlla Issa Dème nekk na centre bi nga xamante ni mësuñu ko perte kon tey bu ñu ñëwee ànd ak beneen coalition bi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar réew mi ñëw dugg ci kon suñu xel dafay gën a mën a dal ndax parce que wax dëgg yàlla dañoo nekk responsable yi nga xamante ni tey ñoo nekk au niveau de Nguinth jege seen i population di leen bëccëgal di leen guddal moo tax saay bu ñu wootee tey ñu wuy si leen kon tey nag ñun ndaw ñi tey waruñ cee mën a des ginnaaw ba moo tax liggéey boobu wax dëgg yàlla entamé nañ ko fan yi mën naa ne des centaines de maisons dugg nañ fa joxe nañ fa programme bi waxe nañ fa maanaam tey bilan bi di ñaan rek ci li ñu jëm rek maanaam tey jàmm ndax parce que dama jàpp ni loolu moom moo ëpp solo ndax parce que dañoo nekk fi nga xamante ni ñun ñëpp tey ñoom ñoo bokk donte que fi ñu far wute na mais lépp maanaam tey benn la kon di woo jeunes yi rek surtout ndax parce que en général bu ñu naan violence ci ndaw ñi maanaam tey lay ëppee ñu revenir à la raison ñu xam ni lii maanaam tey natt la rek askan bi maanaam tey ñoom ñooy choisir ñu xam ni rek képp kuñ fi teg askan bi tey ñoom tey la wóolu te ñoo ngi ñaan yàlla may ñu ndam di fàttali ni tamit ndax parce que constat la bi nga xamante ni def nañ ko bu ñu duggee ci biir kër yi ndax parce que yàlla dafa def nag Thiès nag wax dëgg yàlla fiefu Idrissa Seck la te orange bi nag moom la nit ñi gën a miin di fàttali ni rek coalition Benno Bokk Yaakaar lañ nekk comme ni ñu wanee spécimen bi sànq marron beige maanaam tey la ñuy voté képp ku dugg ci biir urne yi fekk fa ñu teg fa 14 maanaam tey feuille ñu war a voté dina am nag ay orange mais na ngeen xam ni orange boobu nekkul orange yu réew mi mu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar te marron beige bi la ñuy jël te di aussi tamit di wax tamit nit ñi nañu teel a ñëw ndax parce que ñetti yoon la ñuy voté mu nekk li nga xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi fi doog a am kon bu ñu yéexee jóg rek amaana score ba ñu war a am tamit dina xaw a des te ñu fii dañoo tàmm wax dëgg yàlla di am score fleuve dóor yi metti comme ni ko gars yi waxee loolu lañu tàmmoon te bii moom bëgg nañ làbbali yi gën a metti gën a saf kon daal di wax population bi nañ teel a jóg daal di ñëw voté 18h heure bi ñu génn maanaam tey taxaw ci 2 voix Nguinth yi tamit maanaam tey feet ko def ko mu doon une grande victoire maa ngi leen di sant leen gërëm. asalaamaaleykum population Nguinth maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di kontaan ci yéen ndax ci mobilisation bi ngeen ñu defal keroog day wane ni rek engagement la ndaxte du tay kase lañ ko mës a def saa yu ñu wootee rek da ngeen ñuy wuyu di leen xamal ni nag Benno Bokk Yaakaar boo ko déggee mooy diggante Macky Sall ak sunu président Idrissa Seck tey nag bu ñu tànnee noor jëral Lamine Diallo tegaat ko fi ñoom dañ koo wóolu ndax gis nañu liggéeyam ci biir noor kon nag su demee ba teg ko fi liggéeyam moo ko may ak engagement bu mu am te ñun nag dañoo war a delloo njukkal président Idrissa Seck ñun waa Nguinth ndaxte ku xam Nguinth dëgg buñ fi soog a dëkk ak Nguinth fi mu ko indi tey war ngaa mën a taxaw ba lépp loo xam ne président Idrissa Seck bëgg na ko ñu fekk ko ci may ñaaxaat sunu jeunes yi surtout ma jeune fille yi ñu teel a dem voté ji ndax kat dañ ne kuy dem xeexi da ngay yóbbu sa arme te lan mooy arme bi mooy kon ku nekk nga yor sa carte électeur bi ngay voté képp koo xamante ne jeune nga te jëlee go sa carte électeur nga dem jëli ko ndax nga mën a dem votel sa leader comme ni ko ñëpp waxee nag bulletin bi mooy bopp fas bi marron beige comme ni ko maam fi li waxee sànq am na benn orange bu ci nekk ñëpp nañu xamee ne ni orange bi nekkatul
président Idrissa Seck dañoo booloo ñu nag président Macky Sall mu nekk marron beige am bopp fas bi. vote bi comme ñi ko ñëpp waxee rek ñetti vote la comme ñetti vote la te day jël temps 6 heures bu jotee dinañ tëj bunt yi ñu ngi ñaaxaat jigéen ñi jeunes filles yi ñu teel a def li ñuy def yëpp envahir balaa 9 heures centre de vote Issa Dème voté 17 heures comme ni ko madame la maire waxee ñu gagné man tax duma ne 99 pour cent 100 pour cent ndax bi ñu fay nekk dañ daan am 80 pour cent kon tey bu ñu demee ba bokk ak ñi daan jël deuxième muy Benno Bokk Yaakaar kon yaakaar naa largement lañ ko war a battre ñuy ñaan yàlla ñu yóbbu ñu ci jàmm ak salaam ñu voté ci jàmm ak salaam comme niñ ko waxee fair play rek jàmm rek na lépp rek lalu ci jàmm ñu gañe ci jàmm feete ko ci jàmm incha allah jërëjëf. damay dellu si rek di remercier waa responsable Benno Bokk Yaakaar yi ndax yàlla dafa def ñu boole ñu ci liggéey bi ñu bokk di liggéey bi mu doon liggéey bu rafet di ci jiital nag sama doom Cheikh Ndoye macha allah xale bu yaru bi nga xam ne jël na temps yëpp def ko ci liggéey bi ba nga xam ni moom mention spéciale daal Cheikh Ndoye ñi may liggéeyandool nag yéen dama leen di bàyyi ak suñu borom ndax miin nañu terrain bi xam ngeen terrain bi ñun ñu ngi ñaan rek ñoo waa Benno Bokk Yaakaar incha allah le 23 à 18h ñu feete ko fekk suñu leader ki mi ñu tànnal le président Macky Sall tànn ko ñu bokk tànn ko muy le maire Lamine Diallo yàlla joxaat ko ndam li ñu dellu di ko feetewaat di remercier tout le monde yéen ñëpp maa ngi leen di remercier vraiment dañoo kontaan ci liggéey bi surtout yéen journaliste yi tey liggéey bi su feeñee ba ñëpp di ko mën a seetaan yéen la di leen ñaanal rek yokku ba yëg ko ay ndaw ngeen yoonu ndaw du gaaw incha allah dina baax yal na leen yàlla defal ubbil leen buntu xéewal ba ñi ngeen di liggéeyal li ñu yor yéen ngeen yor ko di leen remercier bu baax a baax di naan daal yal nañu yàlla may ndam incha allahu rabbi